mbokk yi di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag see yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës ambassadeur Seydou Nourou Ba xëy nañu ko installé ministre de l'intérieur moom kon moo ko doon teg ca mbubbam yooyee nga xamante ni fas yéene na ko sol jiite concertation waxtaan wi ñuy amal jëm kon ci processus électoral bi des na ci dikk ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko fa ak liggéey bi na mu ko gisee opposition bi moom bu dee assemblée nationale la jamono ji ñuy wote budget kon ministre des finances chiffres ñu fa wax lañu ni ñoom dalut seen xel maanaam it da nga xamante ni noonu la ñu ko bëgg a jëfee gisuñu ci seen bopp ministre bi moom gis ni budget bu équilibré la am programme triennal d'investissement public bokkit ci la nga xamante ni indi na fa coow opposition ba ni koppar ya ñu ca dugal jéggi na dayoo wàllug àll traité yi taux bi ci boppam yokku na téeméer boo ca jël ñeent fukk 2012 ak léegi ministre du travail moom moo ko xam leen ni gouvernement bi nag ci wàllu woowu dana xool naka lay def rek ba yokk pension bi ngir may leen ñu dund ci noo xamante ni gën na jamono ji ñuy jànkonteel ak ay jafe-jafe immigration clandestine rapport bi di nit dof di sàkku ci gone yi ñu dakkal di jël kon ay risque di dem ca réew yoo xamante ni lu ne mën na leen caa fekk ba ca ñàkk seen bakkan demee ni Libye mu ni kon wajaase baax na waaye du moyen bi mu gis kot ngir nag mën a réussir ci sa dund des na ca dellu si ponk nga kon mbokk yi nis tut ñu yaatal ko mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias xëy nañu ko kon installé gannaaw ba ñu ko tabbee ngir nag mu jiite concertation yi ci processus électoral bi ambassadeur Seydou Nourou Ba ministre de l'intérieur moo ko doon kon installé ci subak tey ji gannaaw lu ni mel ba mu solee mbubb yu ni mel xam la ne nag dana def kéem kattanam ngir opposition bi bu dee woon dellusiwaat ci waxtaan wi Pafara ñi ngi lañ fa xëy yabal Pafara maa ngi lay nuyu. Installation boobu Pape lu ñu ci mën a jàpp jamono ji liñ ci mën a jàpp rek na nga ko waxee noonu la ministre bi Aly Ngouille Ndiaye moo fa ñëwoon tey jii daal di koy solal mbubb bu bees boobu nag ci teewaay ñetti pôle yi nga xam ne boobu ba léegi ñooy waxtaan ak seen i plénipotentiaire maanaam ñi faree ko nguur gi ñi nga xam ne ñooy kujje gi nga fa teew ak ñi di non aligné yi kon daal moom mission bu njëkk loolu bokk na ci fexe ñi nga xam ne daal tooguñu ci table waxtaan ñu daal di ñëw waxtaan ci objectif ñu gën a rëy nag moo nekk ñu amal élection yoo xam ne jàmmaleem ak salaam du bëri ay xiiroo ki ngaayoo ak tamit ay ñaxtu moom Seydou Nourou Ba ndax jàpp na ne benn phrase sax dafa wax ku xam-xamam màgg nee na def loo xam ne lépp daal luy sa recours nga def ko mais bu dee am na lu des rek kon day mel ni yow sa mission daal di motul moom daal taxaw na ci wàllu woowu neen daal loolu lay gën a jëfee ministre bi tamit ne moom ubbi na bunt yi ba léegi yu waxtaan yi pour ñëpp daal di ñëw mën a waxtaan ay élection yu jàmm ña fa teew ci parti yi ku ci mel ni am soto sow Sidibé ñoom Benoît Sambas ñeneen ñi waa société civile bi ñoom tamit gis nañu mën a rafetlu nañ ko waaye jàpp nañ le faaw li ci génnee nag tukkee ci njiitu réew mi dafa war a nag jël engagement ne dinañ ko doxale jàpp nañ loolu dina gën a nekk garantie pour ku jegi nga xam ne teewuñu fa mën a ñëw toog moom daal dañ ko teg rek ci table bi solo ko yëre bi mu jàpp ne dina fexe ñëpp ñëw waxtaan ñu amal jàmm ci élection yi te tamit mu mucc ayib ngoone Pafara ñi nga ñu koy gërëm bu baax dinañ di suñu yeneen édition en image ci installation ambassadeur Seydou Nourou Ba mu war a jiite waxtaan wi ngir processus électoral bi opposition bi moom gedd saalu assemblée nationale wotewul budget ministre des finances xayma ak chiffres yi mu fa dégg moo ca dalul xelam maître Madické Niang jiite ko indi nañu nag lay ci li waral kon seen doxalin woowu ministre bi moom jamono jooje la mu gis moo di budget gënut a équilibré ba sam Habib Faye juróom ñett ci ay mbir li tax ñu gedd saalu assemblée nationale bi génn dem ci biti Madické Niang ak ñoñom yi mer bu futtu la ñu def ngir rek ne ministre bi doy na li ko waral bokk na ci présence bu corps étranger bi ci biir budget atum 2018 bi ak tamit yenn ndogal ya ñu jox njiitum réew mi Macky Sall. chiffre li nekk ci loi de finance bi yépp dara mënul sukkandiku ci dëgg gis ngeen ni ci programme triennal d'investissement bi war naa leen ni leen wax leen Sénégalais yi dëgg ci chiffres yi lu mal ne train TER boobu ñoo def dañu waxoon ni 568 millions lay jaar ci 568 milliards ñu jóge fa ni 700 milliards bërki démb ministre bi wax 800 milliards
loolu sénégalais il faut ñu xam ñaata la. kon budget bi du 3500 et quelques milliards waaye day doon 4014 milliards man leen loolu tegul fenn li ngeen bëgg wax ni nanu autoriser président mu dem lebi ko ëpp na li nu soxla lii moo fi am. ndax kat kenn tontuwuma man lu ma doon nekk suma ministre bi tontu woon duñu génn salle bi mais tontuwun la ba pare ñun dañ koy wéyal kon ñun koy amatuñu benn cër bu noo toog si salle bi looloo tax ñu génn fii. naam raison yi bëri na waaye jëwrin gii di Amadou Ba moom taxaw ne budget bi lu équilibré la. dañoo nekk ci seen disons boor bi ñu féetee c'est tout à fait logique bu ngeen fi nekkee depuis le début parce que yéen ñoom voté wuñu benn budget donc amul sens yu ñëw voté si loi de finance bi kooku mooy première chose. deuxième chose maintenant li ma wax moom mooy ne dafa am ay incohérence déedéet amul incohérence xam nga. mi ngi ko maître Madické Niang ak jorin ji yor wàllu koppar yi programme triennal d'investissement public boobee nag niñ ko waxee bokk na ci li nga xamante ni moom moo indi coow li opposition bi gis ni li ñu ca dugal dafa daal di jéggi dayoo majorité présidentielle bi ñoom la ñu gis moo di ku jéggi ci seen bopp ñoom ñu amul vision Abi Faye Mardia. coow programme triennal d'investissement public di PTIP ña faree ci ujje gi gis ni njëg li jéggi na dayoo waaye itam beneen mbir am na ci mooy nguurug Sénégal dafa jeng. ci ñaawlu mooy que si boo gisee répartition boo xam ne moom la ñu def parce que sur les 100% 21% yi Dakar lañ ko jagle donc loolu ñoo xam ne ñoo jógee si région yi rawatina man mi nekk Casamance donc suñu région bi daanaka boo jëlee 3,4% la. là où Dakar mi ngi ci 21%. donc loolu pour ñun ay disparité loo xam ne dañ ko war a defaraat. am na ay régions yu bare yu nekk ci biir réew mi comme ay Matam Kédougou ay Kaffrine Kaolack manqué Ziguinchor manqué ay infrastructures yu bare ay infrastructures routières ay infrastructures de santé ay infrastructures ci yeneen ordre yi nga xam ni population yi yàgg nañ koy wax ba tax sax ngay gis ni ci région yooyu plateau yi war boo jëlee exemple santé bi war a mën a tax maladie bu fa am yenn saa yi mu doon urgence ñu mën fa téye nit ñi faj leen fa loolu day jafe ñu leen di évacuer ba Dakar pour loolu. majorité bi ñoom gis nañ ni amuñu benn vision. léegi nit ñi dañuy wax ni le coût dama bëgg ñun yàlla may ñu katam bu ñu bëggee infrastructure bu jara mën a jar 1000 milliards dollars yàlla may ñu katam ñaar 1000 milliards dollars financé ko. li fi nekk seer na waaye aaraas nañu ci man mi chaque jour fi lay xëy si chaque jour ñibbi Mbuur wala Jurbel. dama ne dara ëppul xam nga borom gémmiñ guy nàcc dox jàmm te ku xolam neexul saa yu waxee wax le contraire ñi ko xool saytu ko ba def ko ñi ko xool tàggat ko ba génne ko xam nañu li def. tey dëkk bi gën a éloigné ci àdduna bi Sénégal boo demee di nga fa fekk mu am ndox wala mu am courant wala mu am tali ndonte mënul matale lépp mais loolu vision la. ci projet bu l'état bi bokk na ci train express régional bi jamono ji ci atum 2019 lañ ko war a dawal ci njëg lu toll ci 412 milliards ci suñu koppar. mi ngi noonu Abi Faye kon ñu koy jaajëfal bu baax doon dikk ci assemblée nationale kon am nañu ci gan gannaaw bi nga xamante ni nag votu budget yooyu jeex na Johnson Mbengue journaliste moom la ñu ci dalal Johnson ma lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu sa téléspectateur yu lay seetaan. mi ngi noonu yëf yi jeex na ministre des finances jàpp ni budget très équilibré la am jamono joo xamante ni opposition bi ñoom d'accord ñu ci chiffres yi à la limite sax ne nañ dafa jéggi dayoo parce que tolluñu tuy 3500 milliards yi ñuy wax mais ñu ngi ci 4012 milliards. xam nga débat bu mel noonu di posé assemblée nationale loolu mënul loo xam ne lu war a jaaxal askan bi la parce que loolu dafa mos a nekk parce que si jamono Abdou Diouf ba Abdou Diouf di génn réew mi en 2000 ba Abdoulaye Wade di ñëw maanaam année 2001 ci leen commencé toll si budget 1000 milliards. askan bi naan lii ëpp na doole parce que xamuñu loolu. Sénégal ba mu jël indépendance 1960 xam nga budget bi ñaata loon 18 milliards kese. mu ñëw ba 2000 instant bu Abdoulaye Wade jógee 2011 na xam nga 2012 mu nekk si 2030 milliards maanaam chaque année budget bi dafay yokk mais yokk budget ça dépend si besoin bu réew mi am ak lu nga xam ne moom la ñu ngànk réew mi namu si askan bi
parce que comme ni ko ministre bi waxee budget bi nga xam ne budget social la maanaam pour préoccupation sénégalaise le vécu quotidien des Sénégalais ñu artu si ñu tontu si lu muy waral loolu. mais encore mais fii le problème Johnson mooy xëy na pas le fait que mu nekk exorbitant 3000 et quelques. bu ñu mënee wax exorbitant ou bien mais le fait que ñoom nee nañ chiffres yi nga xamante ne tey jii jëwriñ ji wax na ko en réalité leneen moo am li ñu nar a lebi moo ëpp on parle de 3500 mais au fait bu ñu ko xoolee romb na 4000 milliards fi ñu toll nii. waaw loolu ñu ëpp waa kii ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi seen droit la nekk mooy maanaam dañu wax loo xam ne moom leen xalaat moom la mun a nekk parce que xam nga suñu wax waxi bor xam nga bor chaque fois ñu ngi wax waxi bor moom lay wax rek éternel débat la boo xam ne dañ koy faral di poser mais bor réew moo gis àdduna dafay leb Amérique day leb France day leb ñëppay leb mais ça dépend si leb bi si fan nga koy dugal mais fekkee nguur gi ma wax la benn exemple parce que suñu Sénégal dafa am mi lu ñuy wax PSE pour Sénégal jëm kanam muy programme Sénégal émergent plan Sénégal émergent foofu la mooy lu ñuy wax référentiel de politique économique et sociale bu njëkk ba lu ñuy wax DSRP moo fi amoon document de stratégie de réduction de la pauvreté si fànn googu document boobu leen doon basé wu pour def budget bi mais léegi si PSE bi moom leen basé pour def budget bi et si PSE bi dafa am ay projets yu ñuy wax projet yu mag projet prioritaire du projet yu ndaw projet yu mag la mooy maanaam lu ñuy wax débat bu posé léegi mooy train express régional bi ñu ngi wax waxi train bi ndax opportunité la wala déet ñu ngi wax dafa cher wala déet mais bu ñu fàtte tamit ne ba Abdoulaye Wade di commencé autoroute à péage bi autoroute bi Macky Sall moo ko lancé en 2005 pas de fii temps yi mu nekkoon premier ministre mais ba ñu commencé autoroute à péage bi ñu nga xam ne ñu ngi ngënk si réew mi tey nekk ñoon Abdoulaye Wade opposition leen nekkoon dañu ŋàññi autoroute à péage bi di wax dafa cher du opportunité pour Sénégal mais fu mu nekk xam ne ne opportunité la parce que Sénégal war na dépasser sax 50 ans après indépendance ñu wax autoroute léegi train express régional bi même débat bi mooy posé waat dañuy wax ne opportunité la wala du opportunité dafa cher. mais au-delà opportunité bi di incohérence ci chiffres yi 400 milliards 700 800 lu tax mënuñu wax exactement ñaata la mu leer quand même. non incohérence chiffre amul parce que xam nga suñu avancé 400 milliards wala ñu avancé 500 milliards ñu ne projet 500 milliards su ko neexee ministre bi ko joxee xam nga moom am na chiffre yi moom parce que c'est la voie la plus autorisée. mais am na ñeneen ñu ko contesté non foofu laa bëgg a ñëw yow parce que ministre bu ko joxee c'est la voie la plus autorisée c'est une voie officielle autorité bu joxee parce que moom moo ngànk projet bi su joxee 500 milliards mun na la wax ne la hors taxe la ñu HTC mooy maanaam taxe yi booluñ ko ci biir prix bi. léegi suñu si boolee taxe yi mun na dépasser loolu lu muy dépasser noonu moom la yenn député comme maître Madické Niang wax ne loolu lay jar mu ngi mel ne tey nga jënd sa oto. mais mënuñu ko ñàkk. non moom laa la bëgg wax moom laa la bëgg foofu laa bëgg ñëw yow mu ngi mel ne ngay jënd sa oto ñu ne oto bi 12 millions lay jar acheté mooy hors taxe sans taxe. léegi su TVA duggee ñoo TTC mooy toute taxe comprise ñu ne la 14 millions léegi yow nga annoncé 12 millions ñeneen naan la 14 millions la oto bi jar mais kenn jumul si parce que suñu soo génnee taxe bi 12 millions la soo ko dugalee taxe bi 14 millions la mooy maanaam amul benn lënk-lënk bu nekk si loolu parce que man chiffre yi ma gën a gëm. lu may gëm si nit mooy que ne ku nga xam ne mooy ngënk projet bi mu wax loolu lay gëm jusqu'à preuve du contraire mais benn enseignement jàng naa ko si kii bi mooy vote budget bi wees et législatif bi ay kàngam ñoo si nekk parce que soo xool bu baax nga problème yu député opposition yi di posé sont des problèmes yu réels yoo xam ne ay gëstu la soo leen déggee ñuy wax ci assemblée. mais tout à fait parce que ñooñu koy wax nga ko ay kàngam lañ xam nañ seen domaine ku demee ni Sonko wala keneen donc xëyuñu rek avancer des chiffres comme ça même face au ministre comme tu dis c'est la voie autorisée et tout mais normalement war nañ am fuñ ko teg et puis xëy na bu ci tontu woon carrément yenn tontu yu leer yi maître Madické wax na ko il n'aurait pas eu besoin de quitter la salle. non dégg nga lu ma la wax ministre bi c'est parce que ministre bi lu leen tontu su leen tontu daf leen jox benn prix boo xam ne lu ñuy wax hors taxe la mais su leen wax TTC moom Madické ñoo tolloo ñooy méngoo moo tax man la parce que ñoom si boobu su ma doo déggee lu tax ma la député yi posé question c'est parce que ñoom am na lu ñuy gëstu bu baax du ñu kii quoi ñu comment on appelle ça du ñu ay cuune parce que soo suivre laa la wax de dama lay wax de manière objective soo suivre lu am ci kii bi vote budget bi wees da ngay xam ne député yu nekk fii si législature bi 13e législature duñu député cuune parce que dañu gëstu député yi gëstu la di xam problème yi ñuy posé dañu xam bu baax lu ñu posé lan la mais pourtant am nañ ay réponses mais nit ki mën na la tontu magam jëm su taxee ne jant baa ngi mën na gisuma ko kooku mënoo si dara. ñoo ci dara programme triennal d'investissement public bi tam ŋàññ nañu ko xëy na niñ ko xee projet yu mag la et tout investissement yu am solo mais niñ ko doxalee tam ci wàllu woowu d'accord ñu ci c'est vrai que mën nañ ko liggéey mais liñ ci dugal tamit ñoom jàpp nañ ni askan wi la ñuy gën a sonal parce que ñoo koy fayaat au finish. non xam nga lu ñuy wax projet triennal d'investissement mooy maanaam triennal dans triennal mooy ñetti at fekk ñetti at si kanam la. moo tax man la ça dépend ni nguur bi lan la soxla fan la jëmale
pour askan bi mu tontu si xam ni ñuy wax si wolof encore répondre aux besoins. askan bi taxaw si askan bi. encore une fois bu ñu fàtte ne suñu wootee budget c'est parce que am na benn programme bu fi nekk bu mag bu ñuy wax PSE mooy moo ne programme bi mag nekk si dafa am ay projets yu bëri yoo xam dañ ko war a financer nangam am na yoo xam dañ koy financer si xaalis askan si xaalis réew mi mooy xaalis askan bi mais yenn itam dañ koy jéggaani loolu mënul ñàkk parce que mënul ñàkk nga dem léegi parce que su fekkoon ne da projet yoo xam ne la amul crédibilité kon am na si ay ñoo xam ne duñ si dugal seen xaalis mooy maanaam lu ma la waxoon si autoroute bi dama ñu ŋàññi autoroute bi pourtant même waa Banque mondiale d'accord wuñu sax ne Sénégal am na opportunité pour defar autoroute. Blaise Diagne bi ñuy wax aéroport bi bañ koy tabax bés gars yi dañuy wax ne amuñ financement pour tabax mais gars yi def mode de financement bu alternatif bu am muy bu ñuy wax RDA mooy redevance de développement des infrastructures aéroportuaires mooy maanaam tey soo jëlee billet d'avion di tukki. jógee Sénégal da nga am taxe booy fay si billet bi. yow ak keneen ñu nga xam ne ay passagers lañ di fi ñëw ñoo financé aéroport bi tey mais si biir tamit am na ay bor. parce que réew mi mais ci ndorteel est-ce que lii du koy indi Johnson mooy xëy na bu ñu ne la aéroport bi ndorteel li 400 milliards ñu dem ba ci kanam ne la léegi sax yokk 200 yokk na ci terre bi nii pourquoi quand même ay kàngam ñoo ko gëstu. waaw mais moom laa lay wax xam nga loolu du ñàkk si projet de lu ñuy wax ne leen nga ne tey 100 millions la projet bi jar mu dem ba si yàgg mu jar 120 dem ba si yàgg jar 130 c'est parce que dañuy wax. mais bu ñu ne la 400 nga. non da ngay dem ba si mais mun nga dem ba si yàgg def étude bu baax peut-être étude moo pare nga xam ne projet bi nga xayma ko ne ko lii lay jar nga dem ba si yàgg am gàllankoor fii mu nekk lu ñu avenant day am ba ñu defar autoroute fii Malick Sy Patte d'Oie amoon na ay avenant or pourtant ku ko gagné woon Sénégalais la moom Chine ñu àndoon Enan Chine ak Baratal Jean Lefebvre. parce que sur des centaines de milliards. non centaines de à la limite quelquefois tuuti ñu xaw a doublé njëg li ñu waxoon ci ndorteel li tamit est-ce que du mën tey xel. non déggoo lu mu la wax mën na tey xel su ko xam ne peut-être. comme li ñuy wax le Sénégal lambda mun na teex si xelam mais ku xam na ni du projet tëddee war na xam ne du tee xel xam nga lu tee xel. mooy maanaam ñu bañ ko justifier ba ñu wax ne lii moo tax lii am parce que lu ñu AIBD. AIBD début bi lan la ay 200 quelques milliards non tey fu ñu toll fu ne ay 400. romb nañ ko kay ma. non moo romb leen ko parce que y avait des avenants mais ba kii Macky Sall ñëwee si nguur bi dafa tax arrêté tout ce qui est ay problème avenant ak Saoudi bin Laden pourtant Saoudi bin Laden grande entreprise la BTP bu nekk Arabie Saoudite même xam ne affaire bi sottul mu jëlal ko boppam dénk ko Turquie ñu defar ko pour mu gën a gaaw loolu dafay am mais lu nit ñi nangu koy mooy que ne yenn mbir yi mën na sa xelu askan bi su fekkee ne amuñ si benn justification. boo xam ne leerul seen bët. ci ñoom opposition nguur gi seen argument mooy que ni en face ñi fa nekk amuñu vision il y a quelques années loolu lañ doon dégg tamit amuñu vision wala du sotti est-ce que tam ci argument boobu mën nañ ko teg chaque fois quand même pour wax rek jàll amuñu vision. soxna nga ni gis nga ndeysaan yéen ñu la dimbale rek quoi parce que Sénégal pour mu jëm kanam il faut que ñu wàññi politique bi fii ngay gis Sénégal ngay gis pays. boo xam ne su élection amee tey su président ñu ko élire tey su subaa nañu commencé at politique Cap-Vert moo jógee na jege ñoo Cap-Vert ñu njëkk a amandoo alternance en 2000 république du Cap-Vert bi île Cap-Vert soo demee Cap-Vert sur le plan développement économique et social mu ngi raw Sénégal te pour ñoo amandoo alternance mooy changement de régime en 2000 parce que ñoom su élection amee tey su subaa ñu liggéey Ghana su élection amee tey su subaa ñu liggéey mais ñun lan moo ñu tere liggéey parce que xamul tax lu ñu tere liggéey parce que nit ñi dañ def politique métier xam nga bu baax lu mu la am na ñoo xam ne politique moo seen métier xam nga yow sa métier journaliste la tey su jógeen fii da nga am feneen métier am na ñoo xam ne suñu jógee si politique dootuñu am métier. mais ci politique ki ñu fi teg pour mu doxal intérêt askan wi na ko doxal bàyyi ñi politique bu boobaa après résultat yi la gars yi jugé sur les résultats mais pourtant loolu lay def xam nga lu tax dégg ñu naan kii xam nga am na soo koy wax dafa fi nuru sa politique politicienne ñun le temps de l'action mooy jamonoy jëf la quoi mooy maanaam su fekkee man su ma nekkee si nguur damay bàyyi ñuy nekk opposition di wax man may liggéey parce que su boobaa yow yaay rendre compte askan bi du ñoom ñoo rendre compte mais c'est de bonne guerre. mais affaire secrétaire d'État yi député yi soulevé amatul et tout alors que ñu ngi leen di jagleel ay koppar et tout scandale lañ ko mën jàppee wala bon. ça peut aussi s'expliquer mais secrétaire d'État yi am na lu leen remplacer ay ministères délégués moo leen remplacer bul fàtte loolu mun na am ba ñu élaborer kii bi jamono affaire secrétaire d'État moo fi nekkoon. et pourquoi ne pas le préciser tamit c'est pas compliqué. loolu mun na am parce que débat de forme la quoi sur ce plan man du ma si dugg parce que maîtriser wu ma. diggante bind secrétaire d'État ak bind. waaw mais léegi lan la ko bëgg a wax foofu ne kon xaalis bu ñu jagleel secrétaire d'État dafa am feneen fi ñu ko jëmale. waaw dañ ko fi dugal nekkatuñu fi donc bu ñu leen di jaglelee xaalis sax amatul tamit ils ont le droit de se poser. bés bu demee ba nga xam ne nécessité révision dafa am dañu am lu ñuy wax loi de finances rectificative LFR
chaque année day faral di am suñu demee ba nga xam ne besoin posé na il faut que mu am lu ñuy wax loi de finances rectificative mooy maanaam xaalis bi ñu prévoir ko bu doon ko fenn dañ koy rectifier pour def ko beneen secteur loolu leen wax. ci wàllu wax nga ko ñenn ñi ngi gën a développé alors que ñoo jëlandoo alternance on va vers des élections projet yi bari na 3500 milliards ñenn ñi ne xëy na 4000 concrètement nuñ ko war a mën a gën a jëfee xëy na en terme de changement ñu war a indi pour gars yi gën ko gis au delà xëy na terre bi ñuy taxaw di wax mais ci li soxal dundu askan wi ci boppam. xam nañ ko gën a ñu ko war a gën a gisee mooy lan mooy maanaam nga def ko mu nekk lu nit ñi di teg bët dañuy wax loo xam ne rek moom la nit ñi di teg bët. dama lay revenir ak sama propos de départ temps ñu defar autoroute à péage benn ñu wax autoroute duñ biir askan bi parce que askan baa ngi sonn lu ñu gën a yokk muy demande sociale lu ñuy wax ko demande sociale. ba ñuy demee en dirigeant PDS ñu ne parti de la demande sociale. yaa ngi dégg mais tey suñu ouvrage bi amul solo mooy maanaam autoroute amul solo pourtant nit su feebaree Rufisque ñu koy yóbbu si ambulance. su bëggee mu gaaw fu muy jaar day jaar route nationale. non dañuy wax yaataloon mu gën parce que déjà léegi premier péage ngay taxaw embouteillage bi la taat. waaw mais d'accord mais autant bañ amatul autoroute à péage soo doon dem Rufisque ngay génn Dakar dem Mbour ñaata waxtu nga doon def si national bi je ne parle même pas de péage. même xalaat en 2004 2005 ba nga xam ne inondation dafa amoon fii Dakar ñaata man gis naa ni ñu def 12 heures de temps pour génn Dakar gis naa ay nit ñu jógee Paris wàcc fii avion xam nga ba heure ak Saly le lendemain à 10 heures ça veut dire def na 12 heures de temps diggante Dakar ak Mbour. maa doon ay gan rek ndax. non ay gan ay touristes ko kii mën naa ko fekk mu ko kii netti du ma ko kon Sénégal diggante boobu avancé na ay péage d'accord loo gis day ay jubante la péage bu am embouteillage dafay am embouteillage ne pourtant fépp la am foo dem ci àdduna bi. capital monde bi yëpp foofu dem am na ay embouteillage. mais si on doit payer même dans les autoroutes. sur les autoroutes encore ay 2 heures de temps c'est pas intéressant. mais sur les autoroutes soo demee Europe day autoroute da ngay gis affiche ñu bindal la embouteillage sur tant de minutes. ngeen bindu leen ko. waaw mais d'accord mais embouteillage fépp la am. bu ñu ko bindoon sax xëy na doo fa jaar nga jéem a. teggi non da ngay teggi waaw. ñu jeexalee Johnson ci wàllu ambassadeur Seydou Nourou Ba installé nañu ko ci wàllu dialogue politique bi en tant que journaliste xëy na ci koom gi ngay gën a yëngu mais ñàkkul yaa ngi suivre actualité politique bi yaakaar nga ni. il va amener un plus tey jii ba dialogue bi bloqué woon à un moment donné mu mën a demaat. non comme lu ma si jot a lire si presse bi mooy maanaam image bi ñu ci am image bu positive la si lu ma jot a dégg parce que su fekkee ne même ñu nga xam ne ñooy nekk si opposition bi ñoom xalaat nañ ne loolu rek doyul parce que ñoom yeneen préoccupation du Seydou Nourou Ba bu ñu namee comme si dialogue bi seen préoccupation mooy maanaam soo demee si PDS ñu ne ñoom am nañ candidat na Karim Wade ñëw soo demee si PS wala ñu nga xam ne ñu ànd ak Khalifa Sall kaw Khalifa Sall la ñu posé mais su dee la personne de Seydou Nourou Ba ancien ambassadeur c'est une personne boo xam ne neutre personnalité neutre la. mais noonu ñoom posé wuñ ko nii. waaw non la Khalifa na génn wala dañ naan la xëy na ministre des élections la ñu bëgg boo xamante ni parce que Seydou Nourou sànq boo dégg ci installation bi nekkul di jël ay décisions dañ ko fi teg rek pour mu yombal waxtaan wi. wala ministre des élections wala engagement yi nga xamante ne dina génnee ci concertation yi président après ñu jëfee ko en totalité. mais c'est que du problème de ndax moom day jël décision du jël décision peut-être mais suy am décision day am lu ñuy wax décision collégiale ñoom ñëpp suñu balaa ngay xam nga lu gën a garaaw si nit mooy que nga am cliché si nit balaa ngeen nangu bañ loolu da ngay toog autour de la table pour nga discuter nga seen ndax yow ses préoccupations ndax nit ñi jël nañ ko en compte wala déet bu ñu jéem jékki-jékki rek ba rejeté comme li ñuy wax sànni doom ji ak liir bi ak ndox mi ñu ko sangee. loolu kenn du ko def toogal ba pare uyul ba pare nga seen ndax yow lu nga posé sur la table ndax ñu jël nañ ko en compte wala déet dialogue bi moom mënu ñàkk moom il faut que mu am. mais yaakaar nga ne ak Seydou Nourou dina avancer. am naa si njort bu rafet daal. Johnson mais nga ñu koy gërëm bu baax muy kon journaliste ñu doon waxtaanee nag wàllu économie njàmbaas ci noonu langue politique gi jaajëfal la kon sa teewaay ci xibaaru digg bëccëg bi. merci. daal di wax ci kon lu jëm ci li nga xamante ni moo di bakkan yi ñuy faat. conducteur taxi moto Jakarta yi ca Thiès ñoom ñoo ko xamle kenn ca ñoom sax dañ ko faat ci anam yu ñaaw élément yu police centrale ak GMI na ji raaful sax la ñu mujj a def ca dëkk ba dugg fa jéem a xool nees tegee loxo yenn ci Samba Boy Cheikh Anta Diop. ay borom jakarta yu ñuy rey ñenn sax di ci agressé di sàcc saagu jàmbur yi loolee mais ko jamono yi fii ci diwaanu Thiès dawalkatu moto jakarta la ay moromam songu faat ko nangu moto jakarta am tey jii police xëy doon amal ay rafle di teg loxo yenn ci ay borom jakarta ñi nga xamante ni amuñu benn këyit dawalkatu jakarta bi moom gis ne lii de lu jaadu la. ànd naa ci bu baax a baax à 100%. à 100% parce que dama laa wax ne la koo xam ne liggéey moo la tax a jóg da ngaa jub tege ci
yoon liggéey moo la tax a jóg suñu lay defaral secteur bi nga ne da nga ci war a ànd à 100% ñun ci jakartaay la ñuy liggéey ci la ñu yore suñu kër yi donc lenn loo xamante ne nii su ma sañoon tey kenn du tudd jakarta di teg lu ñaaw ñun nag police gendarmerie muy maanaam état ñoom ñun lañ fi nekkal ñun ñoo tax ñoom ñu nekk fi ñoom bu ñu toogee ba seet na ñoom dañoo war a jóg raafal ñun amuñu lu dul def lu dul ànd ci ku bëgg lu baax bokk ànd ci ngay def. kii moom nee na nguur gi dafa war a jëli pexe ba képp koo xamante ne amooy kayit yu leer de dootoo dawalati ndaxte li ñu nemmeeku jamono yi sàcc ak jaaykatu yamba yi ak ñi nga xamante ne sax dañoo génn kaso daanaka ñoom ñëpp dañoo jubal si ci taxi moto jakarta yi. lu ñuy mititlu la ndaxte dafa am ñoo xamante ni vraiment bëgguñu dara ñoom ñoo yàq suñu dara parce que ñoom ñooy dugg suñu biir di def naka sudul noonu. agressé di sàcc di def lépp di reyaate di def lu ne loo xalaat rek ñu ngi koy def ci biir moto yi di ñaan nag état mu gën cee jàpp daal. ngir kaaraange gu mat sëkk am nag nguur gi nag jëloon nay pexe nag képp koo xamante ne amoo ay kayit muy assurance ak permis de conduire wala casque wala gilet dootoo daw waaye nag boobee ba léegi dafa mel ni mbir mi ngi sooxe bu baax ndaxte ba léegi borom jakartaay ñi ngi daw ci biir dëkk bi te ñu ci bëri amuñu benn kayit. pension à la retraite yi danañu ko yokku ndax taux retraité yi yokku na bu baax téeméer boo ci jël teg na ñeent fukk 2012 ak léegi jawriñ ji ñu dénk wàllu ko xëy mi moom moo ko xamle ba tax nguur gi kon nam ci yokki tas lëf ñu teewlu ko Samba si ci micro Fatou Kiné Dem. koy seetlu 2012 jëm tey 2017 ci wàllu retraite yi wax dëgg yàlla am na loo xam ne nguuru Sénégal président de la République def na ko maanaam téeméer bu nekk ñeent fukk yokku na ci muy loo xam ne lu am solo la mu wone maanaam coofeel bi nga xam ne président de la République amal na ko liggéeykatu réewam surtout nag liggéeykat yi nga xam ne dañu jiitu dem ba nga dem à la retraite yemuñ ci loolu rek dañu namm tam xool ñi nga xam ne ci biir liggéeykat yi ñi gën a néewle li ñuy jot ci wàllu retraite ñu xool ba li ñu yor nuñ koy yokkee loolu nag incha allah buñ ci yàlla yóbbee ci année bi ñu dëgmal lañ ko nar a jéem a def. cadre juridique boo ko di jéemee faram-fàcce mooy rek yoon yi nga xam ne moom mooy lënk li ñuy doxal nit nag addina bi ni mu tëddee léegi dafa laaj évidemment ñuy saytu toujours ñuy xoolaat yoon yi di ko gën a namm du ñu ne dara amu fi am na lu fi am waaye naka lañ koy ñoŋalee nan lañ koy gën a jekkale pour mu méngoog jamono loolu mooy solo waxtaan wi fexe ba ñi ko bokk yëpp nag jéem ko yëgandoo dañuy naan wat gaal yëgoo. wàllug tukki mi gannaaw joriñ ju ñu dénk wàllug xëy mi rapport nit dof di wax ak ay moromi waxambaaneem du ci kaw tukki rek la ñu mën a kon réussir rawatina nag bu fekkee ni sax ñàkk sa bakkan mën na la ci fekk moom rapport bi bëgg kon gaañi teylu waat gën a def ndànk ca festival des arts martiaux la yëkkee yooyee kaddu ci micro Thierno Fall lañ koy teewloo. ñuy gën a soññ suñu rakk yi ak suñu sœur yi que bu ñu dugg jamais ci genre aventure yu mel noonu que ñun dëkku immigration la c'est vrai daanaka loolu mooy suñu li ñu gën a xamee ñun suñu jeunesse mooy immigration mais immigration bu mu tax kenn mu jaar ci yenn yoon yi quoi loolu bu ñu seen xaw libéré rek war nañu doy leçon donc ñu ngi ñaan yàlla ku ci nekk sa métier nga gën ko fonk kuy jàng nga fexe ba àgg ci yenn niveau yi te xam ne dina la jariñ ak fu mënta dem ci àdduna bi bu ñu bàyyi jàng yi bêtement loolu amul solo ñun ñi bàyyi jàng tey ñu ngi koy regretté donc ñuy wax suñu rakk yi ñu gën a jàng fonk seen i jàng ñu moytu yamba bi sàngara bi affaire yooyu day yàq sa jeunesse donc ñoo leen ñu gën a soññ si loolu quoi di leen wax tamit ñu jàpp ku ci nekk te xam ne yàlla baax na bu ñu bëggee jeunes yi aussi ñu toog ci dëkk bi il faut ñu wan leen que ni war ngeen a mën a réussir fii seen dëkk ñu jox leen liggéey ñu jox leen envie de rester de toog seen dëkk. bi festival nag ca Louga la woon di kon fa mu cosaano moom nit daf doon wax noonu ak gone yi ci yenn xeeti tukki Sénégal jot na mu xoolaat anam yi nga xamante ni moom lay tabaxee directeur école d'architecture bu université Tokyo Kengo Kuma moom moo ko xamle tournée nag la fi def moom lauréat mondial ci wàllu architecture jàpp ne nag xaw na ngir gunge Sénégal ci lu ni mel mu doon waxtaan ak étudiants yi yëngu ci wàllu architecture ci conférence Maïmouna Ndiaye ak Modou Diop ña nga fa woon. fii ci Afrique seetlu bi benn la fi ci wàllum tabax architecte yi liñ leen ciy woo bariwul moo ne de ñàkk leen a woo mu mën a indi ay jafe-jafe yu tar. souvent damay ne sama étudiants yi man je suis peut-être de l'époque senghorienne maanaam bi may dem école Senghor doon président. temps bi fi nekkee moom les règles étaient respectées ça veut dire il y avait un plan d'urbanisme qui était respecté.
dëkkuwaay tali yooyu yëpp dañ ko respecté woon soo leen xoolee Sicap bu yàgg ba Sicap kër yëpp dura woon mur yëpp 1 mètre dañu amoon ci kii mais tey ku ci nekk da ngay tabax lu la neex parce que aussi quelque part il y a pas un suivi. lauréat mondial bi xam-xamam màcc ci wàllu architecture nee na moom am na ci pexe li fi maam bàyyi woon ak xarala yu bees yi. Sénégal li ma nemmeeku rek mooy nit ñi dañuy tabax ci nu mu leen neexee léeg-léeg nga gis fi lu doy waar te loolu nag mosoon naa xew Japon mun naa wax ni sax dafay xew wante mun na ñàkk ngir mu mun a ñàkk nag foog ñu am lu ñu duppee plan directeur bu ko defee borom xam-xam yi nga xam ni seen liggéey aju na ci wàllu tabax foofu la ñuy xool di fa gëstu bu ñu buggee nag li ñuy tabax dëppoo étudiants yi rafetlu ko bu baax ñoom nag li ñu bëgg mooy beneen Afrique bu soppi xar kanam ci wàllu architecture. C'est qu'aujourd'hui la construction est à 80 voire 90%. bu ñu seetloo li ñuy tabax li ci gën a bëri day am béton ak ciment fi mu toll nii réewu Sénégal jot na mu xool ay yeneen matériaux. Apporter une autre vision sur le bambou, sur le bois. xam-xam bu mucc ayib jaarale ko ci étudiants yi ñoom ndongo yi. ba ci sax architecte yi ñoo bokk ni ñu gisee li ñu gis rek mooy li professeur Kengo Kuma indi tey jii njariñ rek moo ci ne moom professeur bi nee na mu ngi wéyal xeexam bëgg na ci àdduna bi wërngal képp ndaw yi xippi seen bët xool ana seen liggéey bi lan moo ne ci biir. ca Ndar kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb kon jàngalekat yi taxaw ngir gone jigéen yi des ci l'école yi ñoom ñoo lëkkaloo ak agence couverture maladie universelle xool daal nañu mën a def ba xale yi jote ci ndax gis nañu ni ñu ca bari bu ñuy bàyyi l'école day tax ay feebar moom moo ko waral te duñu am taxawu ki war ba tax na ak CMU bi bëgg nañu ci ak coppite ci ponk boobu Mariam Diagne mooy présidente bi CDEPS SCOFI ci micro Seni Diop caméra bi Seck. li ñu namm ci randonnée bi mooy dañoo gis ne ba ñuy wax CMU ba léegi état bi di ko wax ba léegi parents yi fa ñu toog la ñu toog ñu ne nag ñun comme ñun li ñu wax ñun SCOFI moom la ñu porté wu comme mission mooy lépp luy laal xale bi ca école ba rek daf ñuy soxal muy wér-gi-yaram muy kayitu juddu muy nekk nam bu rafet muy nekk nam bu baax lépp lu ko laal daf ñuy laal ci école ba ñu ne nag kon ñun jot na ñu jóg def suñu wàll ci waar wi wan état du Sénégal wan agence CMU bii nga xamante ni nag mooy suñu partenaire ànd ak ñun jàppale ñu nag ba yëf yi baax macha allah ñu wan leen ni leen daan leen jàppale ba incha allah bu ñu paree ci randonnée bi waajur yi daañu dem ca école yi inscrire seen doom yi ñoom ñëpp ci CMU école ndax xam na ni couverture maladie universelle ci école bi am na solo goo xamante ni xale yi dañuy feebar ci école yi te duñu mën faju ku feebar da ngay tëdd sa kër ndax sa waajur amul lum la fajee ku dem inscrire sa doom nag day yomb ci yow da ngay jël fiche bi rek nga dem ci dispensaire ba ñu faj ko ci anam yu mu gën a yombe foo waree fay junni nga fay ñaar téeméer foo waree fay ñaar téeméer nga fay ñeent fukki dërëm loolu kay macha allah dafa yomb looloo tax na ñu waa kuréelu jàngalekat yu jigéen yi nekk IEF Saint-Louis commune du ñu des ginnaaw lu ñu yëkkati rek dañ ci dugg bokk ca ba yëpp rafet macha allah. maa ngi ko daal di dal ci yéen kaay li ñu xëy ak Barthélémy Ngom. dal leen jàmm Khalifa Sall ci kanamu tribunal correctionnel bu Ndakaaru gannaaw ëllëg ci alxemes bi l'observateur xibaar ne juge bi di Maguette Diop di président deuxième chambre bi moo ko fas yéene atte yéenekaay bi di Les Échos ne waaw Maguette Diop lay doon de waaye dina ànd ak ñeneen ñaar mu di moom Maguette Diop ak ñaari assesseur am di Papa Abdoulaye Donde ak Elisabeth Thiam ñii la yéenekaay bi di Les Échos jàpp ne ñoom ñooy ñetti attekat yi nga xamante ni ñoom ñoo war a càmbar mbiri Khalifa Sall niki alxemes ay attekat lañu yoo xamante ni xam nañu leen ndaxte ñoom ñëpp dañuy sàmmante ak li yoon bëgg l'observateur daal li jëlaat ne mbiri Khalifa Sall bi boo moytuwul daañu ko renvoyé ci audience spéciale Khalifa Sall ak ñi ñu boolee ndool jàpp ci salle 4 bu palais de justice bu Dakar la ñu leen di atte ci salle boobule sax la ñu doon atte kii di Karim Meïssa Wade di doom ci Abdoulaye Wade mi nga xamante ni ci njeexitalu procès am dañu ko tëjoon juróom benni ati kaso doon ko tuumaal luubal alal bu mu moomu yéenekaay bi di l'observateur jëlaat ne lu ci mën a am daal Khalifa Sall mu ngi def xeexam yu mujj ngir rek génn ci lii mu nekk te sax yokk ci ne procès bii daanaka du gaaw ay fan lay def loolaa tax yéenekaay bi jàpp ne juge yi war
nañu am endurance bu baax endurance bu mot sëkk su ko defee ñu mën a tenir durée wu procès bi waaye nag yéenekaay bi di l'Observateur nee na avocat yi saisir nañu cour suprême di ñaawlu violation droit wu défense bi ak it bañ a sàmmanteeg ak dignité wu avocat keneen koo xamante ni dafa sol mbubu avocat di Ismaïla Madior Fall moom ministre de la justice li mu bëgg moo di gën a yeesal nekkinu prisonniers yi ci kaso yi ci noonu la xibaar ne juróomi milliards génne nañ ko ngir rek jàppale ñii di détenu yi ci seen wàllu alimentation maanaam seen lekk ak yeneen yu ko demee Le Quotidien moo ko xibaar ni ki tey ji garde des Sceaux mu ngi yëkkati li kaddu ci ab cérémonie passation de service dañu doon amal démb ca direction administration pénitentiaire moom nee na nag li mu bëgg daal moom mooy soppi nekkinu kaso yi su ko defee nu mën a méngoog jamono waaye it ñi nga xamante ne ñoo ca nekk ñu xoolaat anam ya ñu ca nekkee lii yéenekaay bi jàpp ne Ismaïla Madior Fall daanaka tëj na débat bu yàgg boo xamante ni yàgg nañ koy wax fii ci Sénégal mu ñeel anam yi nit ñi nekkee ci kaso yi génnee ci kaso yi daal di dem dugg ci assemblée nationale ak yéenekaay bii di Le Quotidien mi ñuy xibaar ne Amadou Ba di ministre de l'économie et des finances moo nekkoon ci kanamu député yi démb yéenekaay bi ne débat de fond la woon fond maanaam koppar ndaxte ki ñu doon dalal moo yore gafak réew mi waaye nag waxtaan bi li ci gënoon a ëpp moo di woon indemnité yu liggéeykat ya nekk ca ministère ga foofu nag député yi dañoo bëgg rek ñu daal di ko yeesalaat maanaam def ci ab prévision ndax dañ gis ne indemnité yooyu techniciens yeeg ingénieurs yi duñ ci laal ñi nekk ci bopp ba rek ñoom ñoo koy jëfandikoo nu mu leen neexee loolaa tax ñu bëgg ci ab réforme loolu nag ministre bi ànd na ci nee na gaa jafe-jafe am na ba tax na mu ne daañu am ay réforme yu ñu def ngir fonds commun yooyu ñu jox ko ñëpp ñi ko yellool ci loolu sax yéenekaay bi di Le Quotidien xibaar ne député yi fare ci kujje politique bi dañoo gedd daal di génn salle ba ne duñu woote mukk loi de finances initiale ci atum 2018 kii waaye nag teewul de loi ba woote nañu ko yéenekaay bi di L'As ne Amadou Ba tient sa cagnotte maanaam téye na bu baax gafaam salaire yi ci administration bi yéenekaay bi ne toll nañ ci 633 milliards bu dee nag dépense d'investissement yi toll nañ ci 1339 milliards yéenekaay bi di Vox Populi jëlaat ne groupe Liberté ak démocratie dañoo bëgg ñu daal di retirer waat loi de finances 2018 gii yéenekaay bi di Les Échos jox Madické Niang kaddu mu daal di lim nag li mu gis ne daal confusion la ak ay manquement yu nekk ci budget bi Vox Populi ne tàngoon na lool démb diggante Ousmane Sonko ak Amadou Ba mi nga xamante ni moo yore xaalisu réew mi yéenekaay bi di Le Soleil tamit xaalis la xëyee ndiki tey jii lu toll ci 6207,8 milliards la ñu génnee ne ay investissement mu jëm ci programme triennal d'investissement prioritaire loolu nag mu ne ci téeméer boo jël juróom fukk ak ñaar ya ci ressources internes lay doon li leen ciy gën a ñor mooy nekkinu région yi maanaam daal région yi priorité lay doon ci ñoom beneen ab priorité di mébétu ambassadeur Seydou Nourou Ba mi nga xamante ni moom la ñu fal bees ci bopp comité concertation ñeel processus électoral bile li ma bëgg moo di dajale mbooleem acteurs yi politique yi ci taabal bi su ko defee ñu am ab consensus waaye nag l'observateur nee na mission boobule bu dee amit du yomb ndaxte kujje politique bi ñu ngi tàmbalee ŋàññ kii di Seydou Nourou Ba kujje politique bi ba tey ci biir yéenekaay bi di l'observateur ne nomination googu du dara lu dul diversion Déthié Fall noonee la gisee ci biir yéenekaay bi di L'As ba tax na nag ñoom waa kujje politique bi ne daal la ñu waxoon démb ak barke démb jóguñu ci maanaam ay conditions yi ñu posé woon ngir mën a ñëw bokk ci dialogue bi yéenekaay bi di réew mi moom jàpp ne compteurs yi dañ leen remettre à zéro ak nomination wu ambassadeur Seydou Nourou Ba bi ndaxte liggéeyu ministre ba daañu ko càmbaraat su ko defee ñu dem ci ay base yu bees fi léegi fan nag dana leer li leer kay jamono ji moo di kidnapping bii am diggante Maris ak Wakam juróom-ñeenti defkati ñaawteef ñoo fa kidnappé ab guinéen buy wuyoo ci turi Jaabi 9h ci suba lañ ko kidnappé ba ci 22h ci la daal di rëcc ca Wakam la rëccee yéenekaay bii di Vox Populi ne bu dul woon ab ñoram du génn ci loxoy defkati ñaawteef yooyu le beneen ab seen bu doy waar ci biir yéenekaay bi di Libération ab mafia boo xamante ne ci porno la ñuy yëngu waaye nag jàpp nañu leen de mafia boobule dañ doon dajale ay vidéo intime yoo xamante ne dañu doon sàcc di leen dajale ba noppi nag di leen jaay yéenekaay bi ne lor nañ ci lu bari am na sax ab célèbre animateur bu nekk ci télévision boo xamante ni benn soxna nee na loxom mu ngi ci ay journalistes yu nekk ci site en ligne yi naka noonu it enquêteurs yi nee nañu seen loxo mu ngi ci ba tax nañu ngi leen di wër bu ñu sukkandiku ngërëm ko bu baax moom Barthélémy Ngom ci yéenekaay yi la doon dikk noonu jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi 19h30 rédaction bi dana dellu si ci yeneen information ñu yenn jàmm